juróom-ñaari waxtu toftal benn simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru diggi njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaan tey mbiru suukar bi ak compagnie sucrière sénégalaise foofee ca diwaanu Risatol kuréel bi ëmb liggéeykat yi nag ñoom li ñu mënul nangu rek mooy dogal bu nguuru Sénégal jël may ñi nga xam ne rek ñooy jële suukar si ci bitim réew ñu indi fii ci Sénégal lu ñu xayma ci juróom-ñaar fukki junniy tonnes ñuy ragal rek loolee indi leen ay gàllankoor ci seen ay yëngu-yëngu ba yóbbu leen sax li nga xamante ne rek moom la ñu duppee fay te rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoo fay liggéey ñu xayma leen ci juróom-ñetti fukki doomu aadama. ñeneen lu ñuy waxtaanee foofee ca diwaanu Mbour nag ab wajuru ndongo rek moo fa téye ab enseignant tuur ko ba mu ne nem kooke nag jot nañ ko sax yóbbu l'hôpital ki def li ni mel nag gendarmerie teg nañu ko loxo ba tax jàngalekat yi ñoom bankoon nañ seen loxo talaata ci démb du fas yéene ko wéyal ajuma ji di ñëw foofee ca diwaanu Mbour dinañ wax tamit ci autoroute à péage ak xeetu accident yiñ ci nemmeeku mel ni nag kilifa yi ñoo commencé jëlay dogal bokk na ci njiital autoroute à péage di général Sénac ñu doon amal ab réunion rek ak haut commandant de la gendarmerie nationale loolu nag liñ ci jublu rek mooy fexe ba xool matuwaay yi nga xam ne rek moom la ñu mën a jël bu ko defee ñu dàkkal lépp xeetu accident ci boobule autoroute ci wàllu diine nag dinañ dellu foofee ca Ndiassane wax ci cérémonie officielle bi xalifa Ndiassane ci kaddu ki nga xam ne rek mooy porte parole di sàkku ci kilifa yi rawatina ci ñuy yëngu ci wàllu politique kenn ku nekk def kem kàttanam ngir kaddu yu ñaaw yi ñuy faral di nemeeku loolee fës ba ci réseaux sociaux yi mu mën a dàkk fii ci Sénégal dinañ dem tamit fale ca Masalikul Jinaan juróom benn weer ci kanam rek dinañ jébal ki nga xamante ne mooy askan wi wa sax jullit yi Masalikul Jinaan nag loolee ñu yëkkati ko gannaaw ba ki nga xam ne mooy porte parole des Mourides di Serigne Bass Abdou Khadir ñëwoon rek nemmeeku ci liggéey bi ca diwaanu Colobane mbokk yi li mooy ponk yi boo leen taaxirloo tuuti ñu faram-fàcce. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru benn waxtu yi duñ ko waxee woon léegi ci ponk yi rek liggéeykat yi nekk foofee ca compagnie sucrière sénégalaise dogal bi nguuru Sénégal jëloon may ñi nga xam ne rek ñooy jëlee suukar ci biti réew di ko indi fii loola ñu xayma ko ci juróom ñaar fukki junniy tonne suukar ñuy ragal rek mu indi leen gàllankoor ci seen ay yëngu-yëngu ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu dellu ginnaaw ci boobu la dogal ndaxte gis nañ rek bés bu antoo rek boo moyul seen këru liggéeykaay boobu boo moyul dina daanu Maxari Samb kenn la ci ñoom ñu teewlu ko ci micro Seynou Dia. ministron boobu joxe na ay autorisation yu ñu xayma diggante 30 000 ba 70 000 tonnes de sucre 70 000 tonnes de sucre bu duggee ci dëkk bi nag ku nekk xam ni. balaa ñu koy jaay ba mu jeex dana am juróom-ñaari weer maanaam campagne bi juróom benn weer lay am waaye juróom-ñaari weer suukar boobu dana am ci biir dëkk bi cela veut dire que pendant juróom-ñaari weer CSS du jaay suukar parce que l'entreprise qui fait vivre tout le département toute la région de Saint-Louis voire une partie du Sénégal va certainement péricliter et disparaître tey bisu moo di CSS am na problème travailleurs yi am nañu njàqare responsable yi taxaw nañu du ñu woo ñëpp population yëpp ñu ànd ak ñoom ñaxtu ci mbedd mi wax li ñuy wax mobiliser wu taxaw bay nguur gi xam ni fële problème ma nga fa ñu régler suñu problème. liñ ko waxee woon ci ponk yi foofee ca diwaanu Mbour nag ab buy juru ndongo rek moo fa téye ab enseignant. làpp ko daal ba yaram yi xaw a sutante jamono ji sax ñuy xamal ne mu ngi foofee ca l'hôpital ba tax rek waa gendarmerie moom teg nañ ko loxo jàngalekat yi nag ngir ñaawlu li ni mel dañu bankoon seen yoxo démb ci talaata ji fas yéene ko wéyal ci ajjuma bi ñu dëgmal ngir mën a won seen naqarte Abdourahmane Diallo moo ñu fa teewal ànd ceeg Mamadou Gueye. ay jàngalekat ay parents d'élèves ak ay élèves yu ñu fekk ci cours école Samba Gueye bu Nianing fii nag ak jàngalekat lañu daal di dóor ba damm loxom ki def li ni mel muy njiitu parents d'élèves école boobu. pour wane ni man nuyuwuma faalewuma dafa ndégg rek ni bonjour les élèves pour bañ a wax bonjour rek ma bokk ci ma arrêté cours bi déglu ko mu tàmbalee laaj leen blouse yi ñi amul blouse jóg taxaw ma koy suivre. arrêté sama cours bi mu paree ba contrôlé ba pare mu leen acce ñëw génn leen dem ca directeur
ma jógee fa ma nekkoon ca tableau ba ñëw ba ci moom ñëw ba ci élèves ma ne leen toog leen ñoom ñëpp ñu toog ba pare ma ne ko génnal sama classe mu ne ma génnu ma ne ko génnoo rek waaxu wutu ko rek mu song ma. li ni mel sax a tax jàngalekat yi ne ci département bu Mbour daal di décréter mardi bi bëccëg bi nga xam ni kenn du ko jàngale. ñun ñëpp tey ñu ngi nii assemblée générale secrétaire généraux au niveau national ñoom ñëpp du G6 ñoom ñëpp effectué nañu déplacement ñëw fekk suñu fii Nianing tey dañoo déclaré école yi nekk ci biir département Mbour ñu déclaré leen école morte. ki nga xam ne nag moom moo def ñaawteef yooyu teg nañ ko loxo moom sax ci vendredi bi lañ koy àttee. la ñu bëgg mooy justice bi def yoonam bëgguñu ëllëg gi sibir Djibril Dieye génn ci mbedd mi weer après mu daje ak Boubou Diouf ci mbedd mi. ñi jiiteeg syndicat yi nga xam ni dañu bokk ci G6 ñoom ñëpp ñoo ñëwoon Nianing ngir xool Djibril Dieye ni mu def te tamit ñuy xam leen ni dinañu fexe ba nga xam ni seeni métier bi di jàngale nit ñi wormaal ko. Abdourahmane Diallo Djibril Gueye moomu sax day jàngalekat foofe rek ca diwaanu Mbour génn na sax l'hôpital gis ngeen ko ci image yi ak loxoom bu xaw a am ay jafe-jafe ñu wax ci leneen rawatina mbiru dorog fii ci Afrique sowu jant ñu gis ne rek yoon la boo xamante ne rek ñi ci yëngu dañ ci faral di jaar ba tax na rek ñi ëmb lépp lu waju ci wàllu kaaraange nag sukkandiku ci li nu mel rek ngir toog waxtaan xoox bu ko defee rek ñu xool yoon bi mu nama aw bi lépp lu ci aju rek ñu mën ko dàkkal Mbisaan Ngom la ñuy teewlu ci micro Ousseynou Thiam. ko cinébar ñaari yëf daf ci am na ki nga xamante ne dafay jëfandikoo cinébar parce que dafay fo amusement la ci moom am na ki nga xamante ne dafay jëfandikoo cinébar parce que dafa dem ba feebar donc dafa nekk koo xamante ne dafa dépendant mais li ñu gis mooy kuñ ci jàpp du ñu seet ndax yow mii da nga nekkoon di fo du ñu seet ndax yow mii da nga dépendant donc da nga feebar dañuy jël rek tëj ci kaso bi mais ñun dañu gis ne réponse boobu noonu efficaceul parce que ki nga xamante ne dafay jëfandikoo cinébar ñu tëj ko mais place am du prison dama leen di jox benn misaal rek defe naa am na ñetti semaine am na ay étudiants yu ñu jàpp UCAD ñu yor drogue ñooñu fi mu nekk ni dañ leen di tëji prison mais ñooñu seen place newul prison je crois que war nañ leen mën a def daan boo xamante ne dinañu apporter quelque chose à la société ñu xam leen ne consommer drogue baaxul sans pour autant ñu yàq seen avenir parce que boo leen tëjee prison yàq nga seen avenir te ay étudiants lañu donc réflexion yooyu la keneen ki mooy ki nga xamante ne dafa dépendant ki dépendant dafa feebar ku feebar place am du prison. autoroute péage liñ fay nemmeeku xeeti accident yi moom bëri na lool ba tax na rek ki ko jiite di Gérard Sénac lëkkaloog ñi nga xam ne mooy haut commandant gendarmerie nationale jamono ji nag ñu ngi toog waxtaan xool yoon yi ñu mën a jël rek ngir dàkkal bépp accident ci boobule diwaan bu ko defee rek ñi doon jëfandikoo boobule autoroute à péage dinañ ànd wala sax am kaaraange bi war bu képp ku fa jaar rek sa xel mën a daal Ousseynou Thiam te woon fànn ceeg Amadou Bamba Sam. accident yu takk yu ñu nemmeeku nag ci autoroute à péage bi te léeg-léeg sax ay nit di ci ñàkk seen bakkan soxal na lool lii di entreprise concessionnaire bi di Sénac SA ci réunion bu ñu amal ak lii di haut commandement bu gendarmerie kii di président Sénac bi nag di ci xamle ay dogal yoo xam ni jël nañ ko ngir rek gën a taxawu wàllu kaaraange gi. De notre côté, nous avons renforcé nos équipes. daanaka danañu gën a dooleel li nga xam ne lii moom mooy suñuy équipe gendarmerie tamit dana def liggéeyam ndaxte wàllu kaaraange moom mooy métier am EFA sax jël na dogalu jënd lu tolloog juróomi moto jagleel ko kii di gendarmerie ndax ñuy mën a intervenir bëccëg ak guddi ci tronçon bi nga xam ne nii moom mooy Dakar AIBD. Comme de nuit sur le tronçon de Dakar AIBD. lu jëm ci wàllu éclairage bi nga xam ne bii ñëpp nga ciy wax nag kii di Gérard Sénac dellu si rek ci dogal gi nga xam ne bii njiitu réew mi jël na ko gannaaw ñoom ba ñu defee seen wàll jëm ci wàllu éclairage. Le président de la République, vous l'avez entendu, a effectivement annoncé que. éclairage public bi moom daanaka ñëpp ngi ciy wax. Eiffage nag daanaka ci contrat bi nga xam ne bii moom moo dox ci digganteem ak état du Sénégal def na ci li mu waroon a def waaye njiitu réew mi dégg ngeen ko ci ay kàddoom xamle leen na nag la mu gis fële ca France États-Unis wala fële ci Europe ci wàllu éclairage autoroute moom jël na ndogal nag ne gouvernement bi dinañ éclairer lii di autoroute à péage bi yëpp. Éclairage qui ne dépend pas d'Eiffage. ci lu jëm ci wàll ñi lii di tarifu autoroute à péage bi kii di président Sénac di dëggal lu ni mel moom xamle na ne sax am na ay waxtaan yu dox. ci diggante parti yëpp ngir ñu dem rek ci benn grille tarifaire bu yees.
ñu waxee ci leneen rawatina fitnaal yu ñuy am wala sax def yenn soxna yi tax na rek ba ñi ay ñoo xam ne rek dañu jóg xalaat ci li ni mel li ñu bëgg nag mooy fexe ba soxna yi am ci lu ñu jàpp bu ko defee xeetu jafe-jafe yooyu ñu mën ko wàññi lool sax boole nañ ko ci beneen wole boo xam ne rek mu ngi ci Sénégal plan Sénégal émergent bu ko defee rek soxna yi ñu bëri ci ñoom am ci lu ñu sukkandiku Aïssatou Gueye Ba tase woon na fekk woon na ndaje bi ànd ceeg Jaafara Ba. mettital yi ñuy teg ci kaw jigéen ñi mi ngi gën di wéy fii ci Sénégal di jàngat bi enquête démographique de statistique bi def kuréel googu doon weccante xalaat ak ñi ci yëngu ngir indi ay saafara ci mbile mbir. li ñu gis mooy mettitalu jigéen ñi ak xale yi mi ngi fi ba tey ci Sénégal dañul ci liggéeyukaay yi dañul ci jàngukaay yi dañul ci kër yi mais am na fu muñ ko mën a xoole am na fu mu gën a bëre am na foo xam ne tamit xaw na fa tane mais li gën a am solo mooy phénomène bi mi ngi fi bu ñu xoolee itam ñu ni xëy na aada ak sutura moo tax jigéen ñi ñu ngi leen di sonal mais lu ci bëri duñ ko wax seet nañ ne téeméeri jigéen boo gis ñu am ay métit juróom benn fukki ak juróom benn dénoncé wuñ ko loolu dafay tax ñu ni war nañu yokk suñu taxawaay ci jàngal jigéen ñi seeni droit seeni yelleef ak itamit sensibiliser leen sensibiliser même dëkkandoo yi. ngir xeex mettital bi ñu teg jigéen ñi jot na ñoom ñu moom seen bopp. dañoo xam ni que mettitalu jigéen yi tant que mi ngi fi autonomisation de la femme bi nga xam ne moom la président Macky Sall bëgg a def dana jafe réew mi pour que PSE ak Sénégal émergence egg fi ñu ko bëgg a eggale il faut nécessairement que jigéen ñi jàpp ci. jël ci seen wàll te loolu day fekk nag du ñu am mettital. EDS ak ay partenaires am boole seen doole ngir li ni mel dañ fi ba faaw ba tax na la leen tax a jóg bokk na ci limu jigéen ya ñuy mettital wàññeeku bu baax. Aïssatou Gueye Ba dañuy dem ba ci diwaanu assemblée nationale foofee nag ñu ngi doon saytu démb rek lépp lu aju ci budget bi ñu jagleel ministère de l'intérieur atum ren ji ñu ne meeku ci. yokkute bu ñu xayma ci $2 milliards ci suñu koppar ñu ne rek loolu boo gisee ñoom boobule taxawaay daf fekk rek dañu bëgg a gën a taxawu askan wi foofee nag jëwriñ bi yëkkati nay kàddu àddu tamit ci lu jëm ci fichier électoral bi ak li nga xamante ne rek mooy carte électeur yi Fatima Touré teew na fa ànd ceeg Thierno Lorane. opposition bi nañu xam ni benn fichier électoral rek moo am leeral bi nag Aly Ngouille Ndiaye da ko joxe ngir rek daal di tontu opposition bi nga xam ni dafa am xel ñaar ci fiabilité fichier électoral bi. opposition bi wax 3 fichiers man nee naa benn fichier la am gisuma ci ñaar gisuma ñett benn fichier la am du ma wane fichier bu mu amul. moom nag di tontu rek ay préoccupations yi nga xam ni député yi am nañ ko. Aly Ngouille Ndiaye daal di xamale ni carte électeur yi daal di na disponible ci préfecture yi. les carte électeurs yi sur 6 500 000 cartes yi jëwoon ci refonte bi on a distribué 5 852 000 donc mu des 197 767 cartes te carte yëpp c'est un décompte physique mi ngi dans les centres de distribution ci révision bi joxoogum nañ 386 000 cartes dans les centres au niveau du Sénégal et sur les 386 000 des na jël nañ nit ñi jël nañ 124 000 cartes yi donc mu des 262 000 donc fii may wax ak yéen 262 000 ak presque 200 000 il reste presque 460 000 cartes dans les centres de distribution à l'intérieur du pays donc ne ko nit ñi jëli. ci affaire wu Karim Wade moom ministre bi sax di xamale ni kookee sax nekkul benn cas bi nga xam ne rek mën na leen inquiéter ci processus électoral bi. Sénégal wees na fu ñuy defee hold-up électoral ndax gars yi dañoo ragal Karim Wade bon xaw ma parce que man du ma candidat waaye yaakaar naa ne ñii candidat ragaluñ ko parce que ba ngay ragal koo xam ne kii mas naa gagné dara. waaye jàpp naa ne kon gëw ma ne ñi muy jàkkaarloo ak ñoom y compris ñenn ñi nekk fii du ñàkk gëw ma ne ragal nañ ko wala boog kenn waxuma ci ragal na ko. cas Karim Wade pour nous c'est pas un cas. ci jàkkaarloowam ak député yi ministre bi nag daal nañ ko interpellé ci côté sécurité bu baax moom nag Aly Ngouille Ndiaye rek di dalal xel yi ne lépp rek luy assurance ñoom dinañ ko jël ba kaaraange gi daal ci am ci ñooy desandeek Aly Ngouille Ndiaye moom nag mooy yëkkati kàddu yi ne fii ci Sénégal am na lu toll ci juróom-benn fukki ONG ak ñett yoo xam ne rek daanaka nekkoo ñi ci répertoire bu ministère de l'intérieur ba tax nag
mu ne jot nañu saytu lépp lu aju ci ni ONG di doxale fii ci suñu réew bu ko defee rek lépp lu ci wundu ñu mën a xam naka la demee ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fatima Touré. encore une fois du ONG association la comme fukki association fukki junni yi ak juróom-ñeenti junni association yi nekk ci réew mi association nag dafa am yoon nu mu tëral ci naka la war a doxee donc gis nañ ci benn saytu bu ñu doon def ne ci réew mi ci juróomi téeméeri ONG ak juróom-ñaar fukk ak ñeent lu mat téeméer ak ñaar fukk ak ñeent foog naa ne su ma juwul moom moo fi respecté réglementation bi ñii def respecté duñ ko remarqué nañ aussi ci réew mi am na juróom benn fukki ONG ak juróom-ñaar yoo xam ne ñun répertorié wuñu ko au niveau du ministère de l'Intérieur donc loolu il faut ñu xool parce que nag dans le contexte actuel mënuñu bàyyi kenn ku nekk ci réew ngay def lu la neex. ñu wax ci politique gannaaw parti socialiste waa AFP moom tamit nee nañ seen mbër Macky Sall lay doon ci élection présidentielle yu atum 2019 ñu ne nag ci seen kàddu sax ci nga xam ne rek mooy seen njiit di Moustapha Niass moom nee na nag gisul benn candidat boo xam ne rek moo gën ci Sénégal ku dul président Macky Sall ba tax na rek ñu fësalaat seen cofeel ngir ànd ak moom ndaje ma nag Kumba Amad Lo te woon na fa ànd ceeg Thierno Laurent Mendy. ci xumbute bu mat sëkk la AFP wane dëgg-dëgg àndam ak président Macky Sall ci biir Benno Bokk Yaakaar ngir dëgmal élection présidentielle 2019. le président Macky Sall mii ñaan yàlla moom mi ko fi indi juróom-ñaari at mu def li fi def wane li mu mën continuer yéenaam pour Sénégal yàlla nañu yàlla dimbale yàlla suñu borom dimbale ko jaarale ko ci doomu aadama yi wote pour ñu jox ko deuxième mandat. falaat président Macky Sall ci premier tour loolee di firndeel contrat bi ñu xaatimoon ci seen ndoxteelu ànd mu di àndu kóolute. Benno Siggil Sénégal def ci ànd à 100% yéen a ngi ña doon am xel yaar fekk si nañu tey laa wax ñun le 10 mars 2014 ñoom yeneen date waaye fekk si nañu nañu sant yàlla wax alhamdulilah rabbil alamin. président Macky Sall bëgg lool ci dooleel bi ko AFP di dooleel te yaakaar gagné élection présidentielle yu 24 février 2019. Oui, vous avez bravé les intérêts particuliers de parti. maa ngi rafetlu bu baax a baax seen doxalin ak tabb bi nga xam ne tabb ngeen ma ko gis naa ne teg ngeen seen intérêt personnel jiital nag lii di intérêt démocratique ci loolu nag maa ngi leen ci sant bu baax a baax li des nag moom mooy ñu ñaan victoire u peuple bu Sénégal victoire ci tamit li nga xam ne moom la ñu nar a sóobu mu di élection yi. Victoire du peuple sénégalais. mbooloo mu bari teewoon ca loolee mbooleem ñu bokk Benno Bokk Yaakaar joxante dig daje samedi bi ca Arena Tour ngir daal di fay jëmmal seen candidat. ñi nag dañu jàpp ne ñoom Karim Meïssa Wade mooy seen candidat ñi gis ni mel di fédération de la diaspora gi fekk rek ci parti démocratique sénégalais di ay doomu Sénégal yi dund biti réew te nekk ci PDS ñoom nag nee nañ jamono ji li ñu bëgg rek mooy ñu jëfee dogal bi bàyyi ko woon ci comité des droits de l'homme foofee ca ONU ba tax na rek ñu gis ne Karim Meïssa Wade fii ak ki ay fan yu néew dina teew fii ci Ndakaaru ngir sumb lépp lu aju ci campagne électorale. Alioune Gueye kenn la ci ñoom ñu teewlu ko ci micro Cheikh Hassana Fall. mais liñ si jàpp mooy décision la boo xam ne ni bu am solo la ci xeex bi nga xam ne nii ñu ngi koy xeex depuis dès le début bi ñu téye Karim Wade ba léegi. décision la boo xam ne nii comme ni ñu ko waxee ci biir waxtaan wi dana nekk loo xam ne nii encore dana renforcer position bi nga xam ni toujours moom la ñu am musa am te mooy que Karim Wade est innocent te jotewul dara ak l'état du Sénégal li nga xam ne nii moom lañ ko def teguñu ko ci droit teguñu ko ci yoon parce que fépp foo xam ne nii Sénégal dem na fa dans l'international dañ ko débouté jox li nga xam ne nii dëgg mooy Karim Wade donc aperçu boobu lañ ci am considération boobu lañ am ci décision bi. maintenant décision la boo xam ne nii bu am solo la comme ni ma ko waxee ci xeex bi nga xam ne nii ñi ngi koy mëne parce que ku nekk xam na ni suñu diggante ak nguurug Macky Sall gi nguurug Sénégal ci problème mu Karim Wade depuis bi ñu ko commencé wa léegi ab xeex la boo xam ne nii jeexagul te tant que moom xaddiwul wala tant que joxuñu dëgg gi nga xam ne nii sénégalais yi jox nañ ñu ko observateurs internationaux yi jox nañ ñu ko institution internationales yi jox nañ ñu ko ñun danañu continuer et je pense que décision boobu nga xam ne nii génn tey ji ñu doon ko waxtaane ak yéen décision la boo xam ne nii dafa war a def que l'état du Sénégal respecté ko def li nga xam ne nii mooy li nga xam ne nii moom la ko ñu wax ci wàllu diine dem foofu ca diwaanu Colobane yegg ca Masalikul Jinaan yëkk jiite nag ne fii ak weer yu yees
dinañ ko ubbil jullit yi loolu nag muy liggéey bu ñuy rafetlu gannaaw teewaay ki nga xamante ne rek mooy porte-parole xalif général des Mourides ñëwoon nemiku si liggéey bi Serigne Abdou Khadre Bassirou Mbacké nag mi ngi foon démb ñu ne nag jamono ji koppar bi ñu dugal ci boobule juma ba jamono ji mënuñ ko xayma Abi Faye teewoon na ndaje bi ànd ceeg Modou Diop. Sëriñ Bass Abdou Khadre ñëw na def ab nemeeku liggéeyu jumaay Masalihul Jinaan gi. da nekk ca kaw booy fël yu rëy yooyu nag pour nodd la parce que pour nodd ak bu ñu bësee montre bi comme Touba ni muy sonné nga xam ne dina jël 4 kilomètres. jumaa ji door nañ ko booboog léegi mat na juróom benn at ñuy am yaakaar ne la ca des bëreetul jamono ji ndax sóoróor yi taxaw na te toll na ci juróom leeraay gi noppi na. ndax liggéey da nga ko dénk nit ba noppi wëlbatiku di ko saytulaat sa bopp ndax loolu itam li koy waral mooy benn ñàkk doyloo mën na ci am benn ñàkk man la muy defit mën na ci am loolu la yàlla musal na ko ci ndax soxla boppam sa bàyyi na ko bàyyi yite boppam ne ci liggéey bi te loolu ku ko xam ku ne xam na ko loolu nag kon loolu moom lañ koy sant li sëriñ bi doon séntu ci moom ba tax mu teg ko fi waxtu na ñu ngi koy gën a gis kon yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg liggéey sëriñ Tuubaa taalibe sëriñ Tuubaa yi nga xam ne itam fu jëf ji àgg seen positif ak seenu ngëm ak seenu bëgg sëriñ Tuubaa moo ko fa àggale ñoom itam yàlla na yàlla gën leen dëgëral. li mujj ca mujj ñoo ngi ci léegi nag mooy dër esplanade yi ci kanam ak ci ginnaaw bu ko defee moom la sëñ Bass ñëwoon doon constaté bu ko defee nag ñu déglu sëriñ bi rek ndaxte dañoo bëgg mu nuppi ba noppi coleet nga xam ni ay fomp ak lali tapeek defar taal cuuraay defar lépp rek pare na ba nuppi nga xam ni sëriñ bi joxe ndigal ni dinaa ñëw ba sàngam bu ko defee ñu ubbi ko ak ndigal la mu ciy joxe rek bu ko defee ñu wéyee ko. waaye itam li des ñu dalloo ko bëreetut benn yoon. liggéeyu at desu fi liggéeyu juróom benn weer desu fi am na lu sëñ bi junj sax waaye loolu moo koy waxal boppam man du ma ko wax bu ca eggee ba ñu egg ca daal moom mooy wax ba sàngam. xayma koppar gi ñu def ci jumaa ji doon na loo xamante nit luy jafe lay doon ba tax na itam jumaa ji ñu ibbi ko rek la ñuy xaar. xamu ko man miy wax ak yow waxuma la xaw ma ni ñaata lañ ci def loo xayma rek lu ko ëpp def nañ ko ci biir. loo xayma rek ndax bi fi sëñ Sidi Maxtaar di jógee daanaka liñ ci defoon ci alal kenn xamul nu mu toll te bi sëñ Muntaxa toogee ba tey jii ñoo ngi ciy def loo xam ne lii c'est à coup de milliards nga xam ni kon te boo fi duggee yow bu ñu la waxee liñ ci def sax di nga xam ni ëpp na ko. Sëriñ Bass Abdou Khadre ñëwoon na ci jumaay Masalihul Jinaan amal caytu liggéey gi nga xam ne des na fa boobu léegi liggéey sax bëreetut benn yoon ba tax na itam des nañ am yaakaar ne ci atum 2019 gii dinañ door julli ci biir juma jooje nekk fii ci Dakar ci diwaanu Colobane. Abi Faye ñu jógee Masalikul Jinaan dem ba ca diwaanu Ndiassane foofee nag gannaaw gàmm gi ñu ngi doon amal cérémonie officielle bi xalif général sukkandiku ci boobu la ndaje kilifa yi rek ngir yëkkati ay kàddu sàkku ci ñuy yëngu ci wàllu politique ñu def kem kàttan ngir gën a taaral kàddu yi bu ko defee yenn xeetu ñaawteef ci kàddu yi ñu wormalul ci réseaux sociaux yi ñu mën ko dàkkal fii ci suñu réew ñu teewlu Cheikh Anta Diop andi ceek say laaj. Ndiaye di jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu biir réew mi jiite woon nag délégation bi dikkoon nag fii ci Ndiassane ci cérémonie officielle bi nga xamante ne ki nga xamante ne moom mooy xalifu Ndiassane bi nag da ko wute waaye nag porte parole am nag moom moo ko teewee woon ba tax na nag jëwriñ ji nag sàkku na ngir nag ñu ñaan ngir ay élection yu mucc ayib ren ji ki nga xamante ne nag moom moo yor kàddu xalif bi wax na lu bëri lu jëm ci wàllu politique rawatina élection yi nga xamante ne ñu ngi koy dëgmal waaye nag ŋàññi na bu baax nag way politique yi nga xamante ne dañuy yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko sànnente. ñi nga xam ne ñoo yore parti politique te war a jongante monsieur le ministre doo xam ko léegi ñetti weer yu mag yu moo ci des jongante bu bokk na mbañe bokk na bañante jongante mooy kenn ku ci ne am sa yéene wax ni kat kii di Sénégal bëgg naa waaye am na noo xam ne soo ñu doxalee bëgg naa ci réew mi Sénégal yi nga xam ne day ñu ngi bàyyi xel ci mu jëm dana ne lu jëm nag ci wàllu réseaux sociaux yi di xarala yu yees yi nee na nag li mu ci gis jamono yi jéggi na doye lool ay soxla yoo xamante ne nu leen neex lañ ciy def loolee nee na war nañ cee jóg.
internet bi yàq na nit ñi yar ñàkk na da nga fi gis loo xam ne dañuy rus loola leen dafa méngoo ak li Sénégal bindoo jikko yi dafa commencé yàqu ba yàq tout moralité. Serigne Abdourahmane Kounta nag jeexale nag di sàkku nag ci jëwriñ ji nga xamante ne moo yor wàllu biir réew mi mu àggali nag mbébét bi nga xamante ne waa Ndiassane am nañu ko di sàkku nag ci tali bi nga xamante ne moom moo jógee Ngaye Mékhé dem ba ndànk ñu defaraat ko ndaxte bu ñuy wax tey ji Ndiassane ndànk googee la soxee ko. Kanta Diop keneen kuy sàkku ab dal ak def fi lépp kem kattan ngir jàmm sax dak fi ci réew mi di jëwriñ bi toogal réewu Amérique fii ci Ndakaaru di Tulinabo Mushingi muy sàkku rek ci way politique yi kenn ku nekk def kem kattan ngir jàmm mën a sax fii ci Sénégal rawatina jamono ji ñuy waajal élection fii ci réew mi. dinañ ci ñëwaat su yeneen xibaar yi ñu desande ki nga xam ne rek mooy Tulinabo Mushingi di ambassadeur bu Amérique fii ci réew Sénégal nekkoon ca diwaanu Tambacounda foofee nag amal na fa rek ab doxub nemmeeku rawatina ci lépp lu wàju ci wàllu koom ñu ne nag dinañ fa dugal investissement bu ñu xayma ci juróom-ñetti milliards ci suñu koppar ngir jagleel ko askan wi su ko defee rek def kem kàttan ngir yokkute mën a am ci boobule diwaan Moussa Marqué. xoolee ci diwaanu Tambacounda ci atum 2017 bi ñu génn def nañu ci Tambacounda jaarale ko ci USAID lu ëpp juróom-ñetti milliards ak genn wàll ci sunu koppar ci wàllub njàng ak njàngale ci wàllub koom muy croissance économique waaye itam ba tey lu jëm ci wàllu bonne gouvernance muy yorin wu sell. ambassadeur États-Unis d'Amérique muy Tulinabo Salama Mushingi tukkib nemmeeku bi nga xam ne mu ngi koy amal ci Tambacounda dem na seeti gouverneur dem seeti waa légion est bu gendarmerie seeti waa service eaux et forêts ak waa centre culturel bu nekk ci Sinthiang ci bërëb ya nga xam ni dañ fay bay banaan li ko gën a jaaxal mooy diwaanu Tambacounda bokk na ci diwaan yoo xam ni bis bu yàlla sàkk lu ëpp ñetti téeméeri camion danañ fi romb di dem ci Mali diggante Sénégal ak Mali sax lu jëm ci wàllu train bi nga xam ni moom mooy autorail bi war a dox diggante Dakar ak Bamako nekk na li nga xam ni itteel na lool waa réewu Amérique rawatina seen ambassadeur di Salama Mushingi muy fàttali ñaareel bi Millennium Challenge bi nga xam ni nag war nañ ko siife ci weer wi ñu jëm war na toll ci ñetti téeméeri milliards ak ñaar fukk ci sunuy koppar bi yoon nag ñu jëmale ko ci wàllum énergie ci lu jëm ci xeex terrorisme Tulinabo Salama Mushingi nee na àdduna bi wërgal këpp daanaka réew yëpp daal bu ci nekk rek daanaka yaa ngi muslu ci lu jëm ci wàllub terrorisme ndax réew yëpp la menacé ci lu jëm nag ci wàllub li nga xam ne Sénégal wane na ko ba àdduna bi yëpp daal di rafetlu seen leadership fii ci Afrique sowu-jant ambassadeur États-Unis bi nekk fii ci Sénégal wax na lu jëm ci wàllub jàmm lu jëm ci wàllub diine ni ñuy saafonte ak lu jëm ci wàllub démocratie ak lu jëm ci wàllub liberté de presse Sénégal nekk benn dëkk boo xam ne daanaka ci àdduna wërgal këpp dañ koy seetaan bu soxee ko Tamba dina dem ci Kidira jàpp Bakel. Moussa Oumar Gueye dañuy deseek ki nga xam ne rek mooy Salama Mushingi di ambassadeur bu réewu Amérique fii ci Ndakaaru nekkoon foofee ca diwaanu Tambacounda mu sukkandiku ci loolu nag ngir sàkku ci way politique yi kenn ku nekk nga def kem kàttan rawatina jamono ji ñuy waajal élection présidentielle su ko defee jàmm mën a sax dakk fii ci suñu réew ñu teewlu ay kàddu. man de ni ma ko jàngatee nañu waxtaan rek bu ñu waxtaanee daanaka ku nekk bàyyi say intérêt ñu jublu ci intérêt réew mi daanaka danañu mën a déggoo ñaari at lu jiitu élection ñaari weer lu jiitu élection ñaari ay bés ba sax ñetti weer lu jiitu ay élection ñuy dégg ay coowoo loolu lu jaadu la am na sax sunu réew fële ca Amérique waaye li am solo rek mooy nañu waxtaan bu ñu waxtaanee danañu am fu ñu déggoo lépp rek ngir intérêt réew mi loolu daal mooy li nga xam ne gis naa ko ni buñ ko defee dana saxal jàmm ci fii ak élection yi ñu jëm waaye sax ak lu weesu élection yi ndaxte bu élection yi weesoo itam askan wi ak réew mi yépp dañuy wéy di àggale seen ay soxla. ñu door rek ak football ak match bi nar a dox diggante génération de foot ak waa Djoliba FC bu Mali loolee dinañ ko amal tey nag foofee ca stade Ngalandou Diouf mu aju rek ci li nga xamante ne mooy tour préliminaire coupe CAF te équipe Déni Biram Ndaw bi moom jamono ji li ñu bëgg rek mooy jël ndam li fii ci dëkkam Mamadou Fall tasewoon ak ñoom àndi ceek Diafara Ba. tour préliminaire bu coupe CAF génération foot di dalal Djoliba bu Mali mu nekk ndaje mu am solo
ngir yeggali bile compétition. C'est une compétition où il faut avoir un engagement total. ci compétition yi faaw nga doon acteur ndaxte xam nañ fii ci Afrique bëri na ay éléments yoo xamante ni joueurs yi duñ ko maîtriser faaw nga nekk équipe boo xamante ni da ngay pare tactiquement physiquement waaye ci wàllu mental itamit fokk ñu nekk acteur rek nu situation bi mënti mel ñu daal di koy adopté maju ko moom kon équipe bi doon benn équipe engagement nag ñu wane ko ba mu mat sëkk. dajeek équipe bu am expérience loolee mënul yomb moo tax gone yi Déni Biram Ndaw yi nee nañu daañu def seen kéem kattan ngir jël ndam li. Ce qui est clair aussi, c'est que vous pouvez compter sur nous. dinañ wane engagement bu mat sëkk dinañ jaay suñu der comme niñ koy waxee adversaire yi ñu jàppee match bi ñun lu ko raw lañ ko jàppee tey jii faaw ñu wane xar kanam bu yees football bu baax waaye itam fexe ba jël ndam li. Génération Foot faaw mu jël ñetti poñ yi dugal ci poosam fii ci Ndakaaru ngir yaakaar nag ci retour bi mu mën a fubal ak xel mu dal match aller bi ñu jàpp ko niki ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru novembre ca stade Ngalandou Diouf bu Tëngéej niki bu juróomi waxtu jotee. Mamadou Fall dañuy desa nekk ci jongante boobu rek ak entraîneur bi nga xam ne rek moo indi Joliba mu ne nag match boobee du yomb te gis nañ ne rek match football moom lu ne ci mën a xew ba tax dinañ def seen kem kattan ngir mën fi jëlee tamit ay poñ ñu teewlu Georges Kouadio ci micro Mamadou Fall. match extrêmement difficile pour nous. parce que match bi match bu jafe lay doon match bu metti ñun nga xam te ni amuñu championnat te yéen nag yéen kon yéen a ngi ci ñeenteelu journée bu championnat avantage bi ci yéen la ne ñun ñu ngi doog a taxawal ab groupe bu bees boo xam te ni ay ndaw la kon mën nañ jàpp ni yéen a amee avantage waaye match moom 90 minutes la te ci biir 90 minutes lu ne mën na cee xew surprise mën naa am ñun li ñu namm moo di gagné match bi fii ci Dakar bu fekkee ni sax ñu ngi fi nga xam te ni moo di réewum jàmbur waaye nañ jàpp ni dara kenn gagné wu ko à l'avance match bi xale yi dinañu football dinañu xeex ngir mën a jël ndam li fii ci Dakar. ñu yegg si ci li ci yéen kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky yaa ñu doy ji jollee fu nekk moom la l'observateur xëy di siiwal ak biral ak fësal journal bi nañu daanaka réew mi yëpp tànn nañu Macky Sall samp ko def ko seen candidat maanaam seen mbër ci wotey présidentielle yi 2019 yi ñu dëdmal bu dee ci wàllu politique la waa parti socialiste mu di parti bi Ousmane Tanor Dieng jiite ak AFP di parti bi Moustapha Niasse jiite ñoom ñëpp def nañu seeni congrès démb samp Macky Sall def ko seen candidat bu dee ci wàllu ñu yëngu ci diine journal bi xamal nañu ne docteur Cheikh Kanté lijjanti na fexe na ba am njàppalek fédération gi ëmb imam ak ulema yu Sénégal ngir ñu jàppale Macky Sall Fatick ga mu fekk baax moom Macky Sall l'observateur nañu lu mat ñaari téeméeri chef de village ak juróom-benn fukk ak juróom-benn takku nañu ba dëgër taxaw ci seen ginnaaw doom Macky Sall ngir dooleel ko jàppale ko ngir mu am deuxième mandat Le Quotidien ak Direct Info xëy seddoo waxtaan wi doore ko Direct Info mi ñu xamal ne docteur Cheikh Kanté fexe na ba waar imaam yi réew mi Père Ndiaye chef de village yu bari yu nekk ci diwaanu Fatick ñoom ñëpp nee nañu ñoo ngi ci ginnaaw candidat Macky Sall Direct Info nañu yamu ca ne moom Cheikh Kanté dégg nañu ko ci ay waxam muy jëlal défense Amadou Ba ministre économique finance libération nañu docteur Cheikh Kanté ministre en charge suivi plan Sénégal émergent nee na Amadou Ba ni mu yoree na fa réew mi ku ko gërëmul waroo koo xarab yorin wu sell te jaadu la ko yore Moustapha Niasse ak Ousmane Tanor Dieng la ñu yor jox nañu ko Macky Sall Le Quotidien xëy xibaar bi ci xëta mu njëkk xamal ñu ne muy parti socialiste di AFP def nañu seen congrès démb investir Macky Sall yéenekaay bi nañu congrès malgré ba noppi boole ko ki kàddu yu mu nangoo ci Macky Sall ci ndajem investiture yi parti socialiste bi woon démb président Macky Sall ne nangu naa doon candidat parti socialiste anki dina kay nañu waa Benno Bokk Yaakaar dañoo rakkaaju dañoo mel ne ku kenn munta tëye jamono ji benn fan ci weeru décembre ca la ñuy amal seen congrès d'investiture ca Dakar Arena ngir samp seen bër seen candidat di Macky Sall ci wotey présidentielle yi 2019 yi Les Échos nañu Moustapha Niasse ak Ousmane Tanor Dieng dañoo mel ne ñooy géewlub juddub Macky Sall ne ànd nañu ak seeni parti investir Macky Sall bu nuppi mbaax ak yu baax yu ñu ko xamalit waxal nañ ko Ousmane Tanor Dieng nee na ko sa bilan ci bopp réewum Sénégal dafa weesu jaar yoon bilan la bu jara ndamoo Moustapha Niasse ne ko ñun ñoo am candidat bi gën li gën ci opposition bi ci réew mi moo di nuppalu ci Aly Ngouille Ndiaye réew mi quotidien mel ne ku naan ñu moo leen di noppal ne moom Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur ak sécurité publique démb ci assemblée nationale ba ñu koy wooteel budget ministère am ba mu wax ba yegg ci li gaañi naan warta organiser élection yi dafa war a démissionner ca ministère intérieur li Aly Ngouille Ndiaye wax ci loolee moo di ña koy wax nañu nuppalu ay élection bu amee ci réew mi maa koy organiser loolee dafa bokk ci li ma président Macky Sall sant source waa nañu Aly Ngouille Ndiaye yamu ca ne mboolem li député yi bëggoon a waxtaane
ak moom lu ca bari Aly Ngouille Ndiaye waxu ci waaye janoom baak député yi démb ci assemblée nationale weex na ko xat ndax dégg nañu député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mu ne ko monsieur le ministre waroon nga am keex say dellu siwaat fii naan nañ la wotteel sa budget ndax daaw dañu laa wotteel budget jël xaalis bu dul jeex jox la ko te defoo fi dara luñ mën a teg ay gët source a nañu député yi AFP yeeg yu parti socialiste yi ñoom amatuñu lu ñu wax ne fu ñu mas a toog ñoo ngi joxe ay leçon démb kenn ci ñoom jaaruloon assemblée nationale ñoo nga woon ca seen dajama naan dañuy investir candidat Macky Sall Toussaint Manga ak kaddu yu mu yëkkati démb ca kanamu Aly Ngouille Ndiaye jëmale ko ci directeur général des élections mu di moom du ab juge te du ab avocat bay mën a wax ndax Karim Wade dina bokk ci wote présidentiel yi am déet Aly Ngouille Ndiaye ak la mu tontu député yi source a xëy na am lu mu ci jukki moo di dinañu organiser élection yu leer te jaar yoon fii ci réew mi askan wi bu ñu wootee ba ci suba sa danañu dem liggéey te ñi jàpp ne mën nañoo saboter ay bureau de vote yu nekk Touba seeni pexe nañ ko tegaat ci suuf ndax juum nañu bu mitti mitti Vox Populi nañu Aly Ngouille Ndiaye da doon njaay cekki opposition bi Le Quotidien ne ko du mën a la déet ndax ba député yi di wax ak moom ba yegg ci mbiri Karim Wade ak li ko tax a gàddaay génn réew mi Aly Ngouille Ndiaye dane leen laaj leen ko ma dikke ñang la si ne kay mel ne ku naan ñu Aly Ngouille Ndiaye démb ca kanamu député yi jikkoy jolof-jolof ja moo génn muy ci mbiri fichier électoral bi di ci organisation élection yi ba ci kaabu Karim Wade Aly Ngouille Ndiaye kafu ci réewu ci li am ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bu ñu ci waxul musiba dina am ci réew mi Vox Populi nañu ci kaw bombe sociale ca la université ba toog bil yéenekaay bi repreneur yu restaurant yu université bi ñoo nar a tëj restaurant ba ndax nee nañu ay bor yu ñu leen amel bor yi da leen a sëkkatal dem ba mënatuñu banque yi topp leen teg leen sok mënatuñoo dem léegi nag li fi sës muy tëj restaurant yi étudiants yi dem wuti feneen fu ñu lekke lii lépp nag nee nañu li ko indi moo di état bu Sénégal moo wax ba noppi te jëfewu ko ne la mu waxoon keroog ba ñuy ubbi restaurant argentin ak li mu def dafa mel ne yàlla ak yàlli docteur Ndop Seck di président amical cadre yu centre universitaire des œuvres de Dakar ni ñu ci yéenekaay bi ci tooke la ñu toog Rewmi Quotidien nañu sagara ngay xeeñ ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru te bu ñu ci waxul bu sottee du jur jàmm repreneur yi ci restaurant ba ñoo taxaw temm ci tëj restaurant ba ndax état bi fayu leen fuuyu leen ak journal Source A xooli page 2 ba Aminata Angélique Manga ministre microfinance am na jëkkër colonel Guèye bu douane moo ko takk def ko ñaareel démb la ñu takk sëy ba ca Ziguinchor journal bi di laaj ndax Aminata Angélique Manga dina bokk ci ministre yi dem assemblée nationale ngir ñu wooteel ko budget am ndax assemblée da koy may congé mu dem seetu ji ba ca kanam. Amadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi dinañ ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.